ñoo ngi leen di jaajëfal ci pour loolu. ñuy fàttali rek ni réunion bi tey dañ ko woote muy réunion boo xamee ni instance la maanaam ñoo ngi ko tuddee lëlu section yi nga xamee ni ñoo nekk ci biir université yëpp ñu koy woote juróom-benn weer yu nekk ñu war a daje ci benn béréb section yi nga xamee ni moo composé SAES ci université yëpp ci Sénégal ñëw teew ñu waxtaan ci suñu biir xool ndax doxalinu université yi mi ngi jaar yoon wala déet. réunion bii nag ñoo ngi ko waroon tenir au mois de mars waaye ñëpp xam nañ ni dañuy dund ci benn jamono bu doy waar muy jamonoy mbas looloo taxoon ñu ni ñu xaw ko dàqali mais bu leen gisee tey ñu woote ko tey mu nekk réunion boo xam ne ñëpp dañoo ñëw teew ñuy jóge Casamance ñuy jóge Kaolack ñuy jóge Bambey ñuy jóge Thiès ñuy jóge Dakar ñuy jóge Ndar ñun ñëpp ñu ñëw teew c'est parce que dafay firndeel ñor gim ñu ñor li ñuy waajal mu jëm ci ubbite maanaam dooraat njàngale mi ci biir université yi daf ñu ñor lool moo tax ñu ni mënuñu di def réunion ci virtuel mais dañuy bëgg ñëpp ñëw teew ñu gisante suñu biir waxtaan sottante xalaat liñ ci mën a jàpp nag mooy mbir yi jàpp nañu ni daal SAES li mu waroon def dëgg yàlla def na ko maanaam ci jàppale nguur gi jàppale ministère enseignement supérieur ci di ko xelal te di ko xalaatal ci nan la ñu mën a def ba nga xamee ni njàng mu kawe mi dana dox danañu wàññi jafe-jafe yi ci nekk lépp loo xamee ni war nañ ko waxtaanee nañ ko ak ñoom la ca am kay mooy la ñu waxtaanee ak ñoom mooy dañ ko doxalewul am également lu xaw nuroog tuuti ay naxante yoo xam ne dafa dox ci suñu diggante ak ñoom lu tax moo tuddee ko naxante mooy dañu am ñu ñuy waxal ñun ñuy ay kilifa ñoom ñuy ay kilifa ñu toog nosandoo ay mbir wax ni kat bu fekkee ni bëgg nañu njàngale mu kawe mi jëm yoon waa fii la ñu war a jëm yoon bii la ñu war a aw ñu ni yoon bi kat pour ñu mën ci aw lii la ñu war a fàkk lii pour que yoon bi mën a leer ñu mën ci aw ñu gis ni ba ñu waxtaanee loolu ba léegi ministère bi am na ay maanaam ay digle yoo xam ni defoon na ko jëloon na ko mais dañu dem ba ci cëppaandagu ñu gis ni lenn ci digle yooyu te mooy yi nga xam ne dafa am solo lool pour permettre université yi dox lenn ci digle yooyu yu bare daf ko doxaleewul loolu nag responsabilité am la parce que ñun du SAES la ñu élire du SAES la ñu également fal ñoom la ñu fal ñun dañ doon def lu dul di leen gunge di leen jàppale pour li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy enseignement supérieur ñu xool nuñ ko doxalal alors gis nañu nag bare na ci lool ay tuuti wor alors loolu nag tax na ba ñun ñu jël suñu matuwaay ni li nga xamee ni moom la kuréel yi nga xam ne ñoom la ñu dénk université yi dogal ñun ci loolu lu ñuy tënku maanaam li ñuy tuddee assemblée de l'université wala ñu di ko tuddee conseil administration nga xam ne fa la ñuy jëlee dogal yu mag yi yoo xam mooy wundu doxalu université yi ñun dañu wax ni ñun waa SAES ñoo ngi déglu dogal yooyu dogal buñ ci mën a jël rek ñun ànd nañ ci te moom la ñuy doxal donc ñoo ngi xaar fileeg fan ba xam ci assemblée université ak conseil d'administration yooyu yan dogal la ñu jël pour wax ñu neenu ban période la ñuy ubbi université yi ñun buñ ñu ko waxee rek wax nañu dinañu wax suñuy ñoñ nee leen ñoom ñëpp nañu jatu ñu soccant préparé wu bu baax a baax xam ni bu ñu waxee ni rek heure bi la ñuy door ñu door heure boobu waaye nag dañuy door heure boobu mais du ñu tey ñu jël suñuy matuwaay fagaru bi mooy lépp loo xamee ni comité de santé yi nekk ci biir université yooyu digle nañ ko santaane nañ ko dañu ni digal yooyu ak santaane yooyu nañ ko doxal ba mu mat sëkk te ñun ci loolu la ñuy tënku leneen du ñu tënk lu dul li nga xamee ni dogal nañ ko mu jóge ci biir mu jóge ci biir comité de santé yi alors ñoo ngi am beneen taxawaay également wax ni suñu taxawaay
dana nekk ci fexe ba suñuy ñoñ ñi nga xam ne ñoo bokk ak ñun daara ji muy jàngalekat yi nekk ci biir daara ji ñoo dinañu fexe ba seen sécurité luñ ci mën ci taxaw ci dinañ ko def bu lu ñu war a yi ñuy war a jënd muy ay njumtuwaay yoo xam dañ leen ko jox pour ñu aar seen bopp dinañ ko jënd yi ñu war a jël ci ay fagaru dinañ ko def incha allahu rabbi pour ñoom dinañ ko def également pour yeneen composante communauté bi comme muy enseignants yeeg du personnel administratif waaye daal suñuy ñoñ yi nga xam ne ñoo bokk ci ñun lii suñu warugar ci fexe ba aar leen dinañ ko def incha allahu rabbi gis nañu également que ni ci biir université bari na quand même ay jàngalekat yoo xamee ni dañoo xaw am âge bu xaw sore te nag ñëpp xam nañ ni mag ak feebar ñoo ànd donc plus da ngay gën a jëm mag plus feebar di la gane si ñooñu également dañu ñu fexe ba noonu la ñu mën a waxtaanee suñu biir ba ñooñu nga xamee ni ay mag lañu te mën nañu présenter yenn type de comorbidité yi ñu wax leen kat nan leen mën a wàccee seen liggéey boobu ñu defal leen ko wa illa ñu alléger leen bu baax wala ñu jox leen yeneen type de jàngale surtout di enseignement à distance yi dinañu wax également que suñu yeneen morom yi nga xamee ni dañoo am ay feebar yu ñu yëg seen yaram bu fekkee ni yëg nañ ko ci seen yaram nañ ñu ko signaler teel wala ñu dem ci institut de prévoyance bu UPMS bu université Cheikh Anta Diop ñu joxal leen foofu kayit pour ko defee ñun ñu mën a xam ne ñii kat war nañ leen mën a wàccee liggéey bi en attendant que ñuy tane loolu dama ko fàtte wax ci français maanaam on a demandé à nos camarades on va demander à nos camarades en tout cas on va leur suggérer de faire un bilan de santé et tous ceux qui présenteront en tout cas certains types de pathologies ou certaines comorbidités on va tout faire pour essayer donc de leur décharger donc de leur charge de travail que nous prendrons sur nous et ensuite pour vraiment préserver donc leur santé donc loolu dañ ko fàtte wax ci tubaab bi mais li ñu war a wax daal mooy suñu ñooñ yooyu nga xam ne daal ku ci nekk mag benn type benn âge bi wala nga am yenn gàllankoor yi ci sa yaram danañu fexe ba nga bañ jàngale ñun ñu jël ko jàngale boobu ñu ñëw defal la ko parce que li ci am solo mooy bu fin d'année bi jotee wala bu semestre bi day jeex daal que ñu xam ne jàngale ñëpp li ñu waroon jàngale yëpp def nañ ko examen def nañ ko ña koy def nag kooku du yoonu gouvernement bi ñun suñu yoon la suñu yëfu bopp la daañu ko xalaatee ci suñu biir loolu daal bokk na ci conclusion yi nga xamee ni jël nañ ko tey ci suñu lël bi ñu daje woon tey di wax rek ni SAES fi mu nekkoon démb ma nga fa nekk ba tey mooy syndicat la boo xamee ni kuréel la goo xamee ni li ko ñor mooy lu doxal enseignement supérieur lu fu ñu ci waaye woo ci liggéey dana la ci fekk si mais ku ci bëgg duut baaraam tamit di nga ñu fi fekk ñaar yooyu daal bëgg nañu ko jàpp ko xam ni ñun taxaw nañu pour jàppale bépp initiative boo xamee ni dana permettre enseignement supérieur dox waaye également taxaw nañu jon pour que kenn du yàq enseignement supérieur parce que ñëpp ñi ministres yeeg yëpp dañuy jàll waaye enseignement supérieur fi lay des te ñun loolu mooy fii la suñu teraanga nekk te fii la suñu lépp nekk donc dañu koy sàmm ñii sàmmee suñu ñaari bët yi. ci wàllum reprise bi ñuy laaj ndax mën na nekk le 1er septembre wala déet damay fàttali rek ni ñun SAES dañuy wax ni lépp loo xamee ni ay nit ñu ko séq dañ ko bëgg doxal nañu fexe ba waxtaanee ko ci seen biir ndax buñ ko waxtaanee ci seen biir dana tax ba lépp loo xamee ni réeroo la wala lépp loo xamee ni jiixi jaaxa la danañ ko mën a dindi danañ ko mën a effacer su ko defee waxtaan boobu la muy jur mooy ngeen tënku ci benn mbir moom ngeen tënku nag ku ci nekk ci yéen da ci am responsabilité da ci am wàll waaye dañoo gis ni ñun li jëm ci wàllu reprise bi le 1er septembre je le dis honnêtement ñun SAES nga xamee ni ñun ñoo ŋànk ñooy kuréelu jàngalekat yi ñun de kenn woowuñu ci wax laaj ñu ci suñu xalaat comme nag woowuñu ci laaj ñu ci suñu xalaat ñu denc suñu xalaat ñun tamit tee ko pour suñu bopp la ñu mën a wax daal mooy ñoo ngi xaar le 1er septembre ñoo ngi xaar suñuy kuréel yi nga xamee ñoom ñoo war jël décision wax ni
bés bii la université bi di reprendre ñoo ngi xaar suñu kuréel yooyu nag suñu nee ñu ñëw leen ngeen jàngale 1er septembre danañ leen laaj ne leen comité de santé bi nga xamee ni moom ngeen yor lan la leen wax buñ ñu waxee ni lii la ñu wax ñu ne suñuy ñoñ dem leen ngeen jàngale ji te ngeen tënku ci lii comité de santé bi wax loolu daal ci la ñu nekk nii di ko xaarale donc mënuñu xam en tout cas jéemuñu toog di xam ndax le 1er septembre ndax dana baax wala du baax comme kenn woowuñu dañuy ñëw jàpp suñu njaamu toog di xaar ba le 1er septembre bu le 1er septembre jotee ñu ñëw comme ñëpp constaté bu fekkee ni jàngale mën na am ñu jàngale bu fekkee ni jàngale mënul am ñu xam ni kat jàngale mënul am te ñëpp bu boobaa Sénégal gépp dina xam ni jàngale moo mënul am waaye ñun kenn duñu pousse pour wax ni ñu jàngalekat yi ñoom ñoo bañ jàngale ji bañu ñu jàngale de le premier buñ nee ñu le premier ci lay ubbi le premier ku ñëw ci saal yi fekk ñu fa leen daal loo xam ne la ñu xam ni dinañ ko jéem a fexe ba jéem ko sàmm mooy suñu mag ñi nga xamee ni dañoo egg ci benn âge te xaw am ay feebar ñoom moom dinañu fexe ba tënk leen ci benn côté pour que ñu bañ dajeek feebar bi la ci def nag bu situation bi lu mu indi rek loolu la ñuy doxal incha allahu rabbi loolu xam nga ne nit moom da ngay fexe ba am maandute mooy lan lu ñu la boole nga bokk ci lu ñu la boolewul nga dem toog xam nga dafa am structure bu nekk dafa am da nga am sa prérogative ndax dafa am direction boo xamee ni moom la ñu jox mun ñu tuddee ko office du baccalauréat ñoom la ñu jox ne leen muy nekk bànqaasu ministère enseignement supérieur ñu wax leen ne leen yéen la ñu sant ngeen organiser baccalauréat service boobu dafa am ku ko jiite am ay collaborateurs ñooñu bu fekkee ni ñoom seen biir dañoo waxtaan ci seen biir ba décider ni ñun kat nii la ñu fas yéene joxe résultat yi te bañ koy décider ñun ñëpp ñu bokkandoo université yi laajuñu ci suñu xalaat donc je pense que dana xaw dafa xaw nekk ñàkk maandu ci ñun buñ nee dañu bëgg wax suñu xalaat ci maanaam dañu bëgg commenter loolu ñu def dañuy nag gis ni comme ni ko Sénégal yëpp gisee lii la ñu décidé ñu toog seetaat parce que nit nag mooy moom lay wax léegi ci tubaab gis nga dañoo nekk ci jamono ju xaw set compliqué ci sous-région bi maanaam ci sur le plan géopolitique dañu nekk ci contexte bu doy waar Sénégal nekk ci diggu dëkk boo xam ci maanaam ci diggu place boo xam ne dëkk yi ko wër yëpp daanu ko dañoo nekk ci ay jafe-jafe gis nañu li xew Mali gis nañu lii raam ci Guinée gis nañu lii raam ci Mauritanie ndax bu ñu fàtte ni président Aziz dafa amoon dauphin mu tuddee Ghazali kooku moom la ñu fal président mu xëcc ko tëj ko kaso donc am na loo xamee ne mën na fa juddoo gis nañu lii raami Côte d'Ivoire te ñëpp gis nañ bi Côte d'Ivoire tolloo ci ay jafeñ-jafeñ ni mu perturbé woon la sous-région bi CEDEAO yooyu yëpp ñu gis ko Sénégal nekk ci rek benn espèce su déegu ndox ci biir désert mais déeg fekkee ni ñun dañoo nekk déegu ndox ci biir désert war nañu fexe ba suñu déeg boobu ñu fexe ba ñoŋal ko ba dara bañ koo yàq te loolu nag ñoŋal boobu li ko mën a indi leen rek la mooy li ñuy wax naan ñi wat gaal ak yëgoo ñi séq ay mbir ci domaine bu nekk ñi ko séq nañ ko toog waxtaanee ko ba am consensus seen biir parce que bu ngeen demee waxtaan ba am consensus boobu dafay tënk ku nekk ci ñun ba ku nekk dina tax ba ku nekk doo def loo warul def mais su fekkee ni nag waxtaan amul ku nekk da nga wala ñi war a jiite dañoo jóg dem defi li leen neex ñañu jiite ñoom tamit bu ñu xëyee suba nii yoon bii ñu bëgg jaaral du yoon bu baax duñ fa jaar bu amee problème nañu xam ni ña doxal lool ñoom ñoo ko indi donc jaadu na dana jekk ay nit bu ñuy ànd te séq ay mbir nañu fexe ba la ñu séq ci surtout ci contexte bu mel ni ñu waxtaanee ko bu baax ba nga xamee ni du indi jafeñ-jafeñ du indi réeru
Oui, le SAES n'est pas un syndicat d'abord pour... Nous ne sommes pas, disons, au niveau de l'enseignement supérieur, nous ne sommes pas là pour faire des grèves. Nous sommes là pour enseigner et pour faire de la recherche. Mais nous sommes un syndicat. J'ai l'habitude de le dire, nous ne sommes pas une organisation religieuse. Nous sommes daïra. Daïra, da ngay am ci koy jokk. Donc si vous êtes une organisation religieuse, ça veut dire que donc vous êtes affilié à une famille religieuse qui va vous donner des ordres. Nous ne sommes pas une association religieuse, nous sommes un syndicat. Un syndicat qui est là pour défendre ses intérêts. Ça veut dire que de façon très responsable, nous allons analyser la situation. Si la situation analysée nous amène à aller en mouvement, nous le ferons. Sans état d'âme. Mais si la situation nous amène à avoir également une autre posture, nous aurons cette posture-là. Je rappelle que de façon très responsable, le SAES, depuis 2016, ça fait 4 ans, le SAES n'a pas fait 30 jours de grève cumulée. Vous pouvez regarder toutes les archives. Vous ne verrez pas 30 jours cumulés de grève. C'est parce que tout simplement, nous sommes très responsables. Et nous avons toujours privilégié les dialogues et les discussions. Mais si on nous amène maintenant à rompre ces dialogues-là et ce consensus, nous en tirerons toutes les conséquences. Malik Fall.